waaye buñ ko mënee nan góorgóorlu sëy ngir njaboot. yenn saa yi dañuy faral di gis ay situation yu métti lool ci néegu sëy yi ba tax na sëy yu tas yi bari lool ci société bi lan moo waral yooyu la sëy di tas. dañoo toll ci bi société boo xam ne dafa changé en termes de valeur donc crise de valeur nekk na ci biir société boo xam ne dafa matérialiste boo amee bokk nga boo amul bokkoo léegi yow nga nekk góor pour nga bokk il faut nga wan ne yow da nga am léegi yow boo ñëwee ci doxaan ba wane ne yow da nga am ngeen takkante dugg ci biir mu wan la leen loolu day fragiliser day indi séparation. société boo xam ne am bi dañ ko jiital trop société matérialiste dañ ko jiital trop loolu benn ci facteur la beneen facteur bi mooy société la boo xam ne ñàkkum xëy bi bëri na ndaw ñi amuñu xëy ñàkkum liggéey bëri na lool société bi dafa ndóol àq ak yelleef dafa am doole trop ci jigéen yemale góor ak jigéen ci àq ak yelleef dañ ko reconnaître ñu ngi ci société boo xam ne dañoo reconnaître loolu donc jigéen ñi ñu ci bëri xam nañ seen àq ak yelleef donc jigéen bu ñu am tey ak jigéen bu ñu amoon démb suñu société maam yi dafa bokkul te loolu duñ ko sóoraale dañuy yaakaar ne même jigéen bi kese la te jigéen bii ñu am léegi tey jigéen la boo xam ne dafa xam jigéen la boo xam ne mi ngi liggéey jigéen la boo xam ne dafa bëgg a am autonomie jigéen la boo xam ne day jël ay initiative. ba tey suñ sukkandikoo ci sociologue bi di docteur Selly Ba jigéen ñi saa yu ñu sëy ci kër dañ leen war a jox gëdd gu mat sëkk ndaxte loolooy tax kër gi neexa. jigéen bi jabaru frère bi bët bu ñu koy xoolee dafa war a changer warul nekk rek ni par exemple jigéen la boo xam ne bu même bu ñëwee sëy ci liggéey bi yépp dañ koy teg ci ay loxoom. bu ci naree boole liggéey bi dina poser problème bu ñu xamoon bu ñu doon def ni kii daf ñu ñëw fekk ci di ñu jàppale suñu kër lu ñuy liggéey je pense que du poser problème mais damay gis jigéen ñu kër yu bari nga sëy ci ñëpp toog di la seetaan nga war a gérer yëf yi te alors que kooku dafa ñëw fekk ci leen da ngeen ko dafa ñëw pour jàppale leen boo leen nekkee dans cette dimension mu jàppale leen rek je pense que dina yombal yëf yi. sëy doon lu am solo ci doxalinu société yi ba tax na rekk ñaari way dencante yi dañ leen war a waajal bu baax a baax. dañ daan yàpp dañ daan préparer ku góor ki ku jigéen ki yépp bon fii yàpp bi sax am na ba léegi ku ci jigéen kii mais yàpp bi de moom booy waaj a sëy la ci guddi gi rek bàjjen yi wër la da nga oeuf comme mbaxane et cetera te alors que sëy moom ku góor ku jigéen a ko yor. Sénégal dafa war a am politique bu ñuy woowee politique de la famille ci biir politique de la famille dafa war a am pàcc boo xam lu ñu koy jëmale ci sëy maanaam tey boo bëggee ngeen da ngeen takkante dañ leen war a jël par exemple ñu def benn centre boo xam ne dañ leen di topp wala leen difficulté yi ngeen xam seen responsable je pense que ñun war nañ ko def dañ ko war a sax institutionnaliser xamal ndaw ñi lan mooy sëy xamal leen lan mooy seen responsabilité lan la diine bi lan la ci wax lan la loi bi lan la ci wax yow en tant que citoyen lan mooy sa pàcc je pense que loolu dafa war a nekk mais loolu pour mu nekk il faut mu dugg ci benn lu ñuy wax benn politique nga xam ne état bi da koy mettre en place pour ñu mën ko institutionnaliser. tas sëy nag doon na loo xamante ni lu lislaam nangu la waaye nag moo war a mujj ci solution yi nga xamante ni dañ koy jël la. divorce yi mënul ñàkk islam reconnaître na ko te faw léeg-léeg mu am ndax moom mooy situation bi nga xam ne c'est l'alternative c'est l'unique alternative n'est-ce pas pour mën a régler situation mais na rafet bu divorce dee am na rafet bu ko defee bu ëllëgee nu mën espérer bu dellu si dee am mu rafet yomb tamit mais divorce ci islam boo xoolee yàlla daf ko teg mooy dernier recours dañuy gis sax même ci l'islam en fait il y a des procédures de médiation yu l'islam teg diggante bi bu amee problème régler leen ko en interne boo ngeen ne ba xam ne mënu leen ko régler en interne yéen les deux couples yéen les deux conjoints ngeen woo kilifa yi ku góor ki kenn kilifa ku jigéen ki kenn nu ñëw toog jéem a régler problème bi bu ñu demee ba nga xam ne nag wax dëgg yàlla mënuñu ko régler te régal nañu violence am boobaa nag divorce su koy intervenir pour te dire divorce dernier recours la war doon avant divorce bi y a des procédures de médiation yu ñu war def. su fekkee ci diinewu chrétien la nag tas sëy dem sëyaat ak keneen duñ ko mos a nangu. sëyu catholique yaakaar naa li gën a mi ci àddina yëpp mooy sëyu catholique lu tax parce que bi jàngu bi nanguwul ñu tas sëy ñi tas sëy bi dem sëyaat ci jàngu yi munta ne ku fi indi sa soxna mbaa sa jabar mbaa sa jàkkar
bi labbe bi def li mu war a def bi ñaan bi mu war a ñaan ensuite daal mbir mi doxul tempi pour ndax jam gi bu mun a leen a jox mukk kenn ci yéen c'est ci jam bi ak keneen boobu nag jamu catholique dafa difficile mais noonu la neexul deet nag jamu bi neexul deet ngay naar ngay bouddhiste ngay catholique ngay séeréer ngay wolof bu ñu la takkee ci jàngu bi dañuy ñaan yàlla ngeen dem ba kenn dee bàyyi borom mais tant que amul góoroo jigéenoo ku fi ñëw ne bu ma bëggoon bëggoon moom ko demal débrouiller mairie mais fii c'est pas possible boo demee mairie ñëw fii pour jël sacrement bi duñ la ko mën a jox parce que jàngu bi bëggul daal sëy bu tas. si sëy nag responsabilité ku góor ki am ci solo lool ba tax na rek saa su nekk dafa war a jël responsabilité am ba mat sëkk. jël nga nit ci ay loxo waajuram nga yor ko war ko dëkkal war ko sang war ko wodd war ko dëkkoo war ko faj bu feebaree war ko toppatoo war ko prendre en charge si lépp tey loolu problème la bu fekkee waa ji tamit amul moyen wala peut-être nanguwul assumer ses responsabilités tey jël charge yooyu loolu problème la donc ndaw si aussi tamit dafa xam itam sëy responsabilité la dès l'instant tamit mariage bi nu conclure que mu dem ci loxo jëkkëram nga xam itam responsabilité bi tamit mi ngi ci loxo jëkkëram kilifaam la tey moo ko war yilif te malheureusement tey avec ce qui se passe à travers le monde avec ces féministes là ces juristes tout ça tey dañu bëgg tey peut-être xëy na jox femme tey en fait une certaine indépendance une certaine liberté boo xam ne ba femme bi léegi dootul nangooti xëy na di soumettre pour ñoom dañu jàpp ni soumission est synonyme même xëy na parfois jaam daal waaw esclavage ni kii daf lay jaam la woo waroo ko soumettre n'est-ce pas tout ça donc yooyu itam problème la parce que ñun dem da ngay fàttaliku ne on est en Afrique plus particulièrement au Sénégal nous sommes dans une société boo xam ne fii il y a toujours le culte de l'autorité de l'homme envers la femme te mooy li ñu diine jàngal ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa c'est-à-dire les hommes ont le dessus sur les femmes ont une autorité ferme sur les femmes autorité boobu nag c'est pas une autorité de nekkul autorité pour dominer leen nekkul autorité tamit pour wane ne noo gën a supérieur mais c'est une autorité boo xam ne de veille et de protection pour aar ndaw si jàppale ko soutenir ko xam ne jigéen comme on le dit sexe faible la da nga ko war a encadrer da nga ko war a jàppale donc autorité bi loolu la. su fekkente ne ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee si wàllum luwaa la nag am na benn procédure boo xamante ni moom la ñu war a topp ngir rek ñu mën a tas sëy. mariage si boo xam contrat bi. yaa ngi dégg léegi contrat boobu li koy waral mooy par exemple ngeen am communauté de vie ngeen dëkk ni ñuy wax si l'islam nga dëkkoo maanaam di ko toppatoo mooy loolu da ngay indi maanaam entretien de la femme. yaa ngi dégg après ça dépend aussi si régime matrimonial bi ngeen jël bu dee communauté de bien la wala alal day dugg su ngeen amee ay doom dafa am ku si nekk lu ko ci war aussi déclaration bi ak yooyu yëpp ab option bi nga jël option polygamie ak monogamie am na lu mu la may am na lu mu la may lépp li nga xamante ni tënk na sëy bu doon contrat bi tënk na ko bu manqué mën nañ def may que nga divorcé tamit boo amee sa jëkkër boo xamante ni faalewu la topp toowu la yaa ngi si biir kër gi mais moom chaque jour ñuy xool waagu ñaay bàyyi la ko du ñëw à temps dépense du la ko jox bu fekkee ay violence bu fekkee ne dalay saag mi ñuy wax injure yooyu yëpp ay cause de divorce la mais am na loo xamante ne yoon sóoraale na ko te pourtant leeralu ko mooy ne bu dee li ñuy wax mbëggeel boo nëboon ni ci dem ba nëbatoo ko nag wax dëgg yàlla yoon may na la pour nga ñaan divorce loolu la ñuy woowee incompatibilité d'humeur. sëy bu neex yombul waaye nag muñ rek moo war a doon ngànnaay si kenn ku si nekk si way dencante ya ngir seen sëy doon loo xamante ni lu ñu gërëm lay doon.